ki kenn dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan Serigne El Hadji Mamadou Cissé borom Wadduha borom listixaar bu gaaw bi di la xoolal foo mënti nekk rek gis la ci lu gaaw jëkkër ak jabar dëkkee ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jóge ak lan moo ko waral wala nga bëgg ci garab yu baax yii nga xam ne moom lay joxe yi nga xam ne dina la jàppale lool ci ngóora ba nga yëg sa bopp na mu waxe mën la jàppale lool ci ndoxum siti ba mu deñ ba mu set wecc dawal gaaw lycée Limamoulaye bu Géejawaay mën a jàkkaarloog borom Wadduha numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadduha.org borom Wadduha njariñ la ci dëkk bi. Bonsoir chers téléspectateurs de la Banlieue TV. Nous avons l'immense plaisir de vous retrouver encore une fois sur votre scène leader, la meilleure des scènes qui est la Banlieue TV. C'est DJ Lune, l'enfant chéri des Djegem, l'animateur de la jeunesse. Tey nag ñu ñëw ci seen deuxième numéro parcours may bàyyi ñu suñu invité bi di suñu papa di suñu xarit papa Lamine Ndiaye Khadija Diallo sama animatrice bu ñaaw bi mu daal di koy présenté ñu soog a commencé émission bi. bisimilahi rahmaani rahim Banlieue Production Banlieue TV nuyu naa leen cher internet tey nag dama dalal sama ndaanaan boo xamante ne Père Lamine Ndiaye ndaanaan bu mag boo xamante ne kenn dootu ko présenté bisimilahi rahmaani rahim mon père. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di fay bu baax a baax di kontaan ci dalal bii ngeen ma dalal ci Banlieue TV may am mbégte tout le grand plaisir me revient à travers votre chaîne de télévision. Je m'adresse maintenant aux téléspectateurs pour leur dire vous serez non seulement contents parce que je les ai libérés. À n'importe quelle question, je répondrai. Voilà pour commencer. En vous saluant tous et toutes, je n'oublie personne. Fans, sympathisants, habitants de la banlieue, yal na leen yàlla fay. Amiin. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs de la Banlieue TV comme ni ngeen ko gisee mu ngi noonu kooku mooy suñu papa Lamine Ndiaye de son vrai nom Mouhamadou Diarra fils de Ndar et de Ndakaaru di doomu Ndar ak Ndakaaru dëkk fii nga xam ne moom mooy Médina mu décidé rompre ay études am pour continuer sa carrière artistique papa Lamine Ndiaye nekk ku ñu ràññee ci biir réew mi ak bitim réew ci li nga xam ne moom mooy théâtre bokk ci ñi nga xam ne tamit njukkal nañu bu baax wala Sénégal sax njukkal na leen lu ci mel ni en 1969 la daal di commencé carrière am artistique waaye bi ñu demee ba ci biir mu jot li nga xam ne moom la ñuy wax ordre national du Lion papa Lamine Ndiaye jot na ordre national du Lion par le président de la République kon bokk Sénégal tey ki ñu invité ndaanaan la ci biir ndaanaan yi di suñu papa di suñu xarit papa Lamine ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. ma leen di fay bu baax a baax. papa Lamine nan nga gisee comment vous avez trouvé théâtre bu démb bi ak bu tey bi. gis nga Aliou ma leeralaat mbokk yi amul théâtre démb ak bu tey. donc théâtre bi day rester toujours contact. théâtre lay tekki te li ñuy def ñoo ngi théâtre seulement dafa am nag loo xam ne nii danga ko préciser. man dama xamul nit ñi lan la ñu wooyee théâtre bu ñu gisee film ñu ne théâtre la. bu ñu gisee téléfilm ñu ne théâtre la. bu ñu gisee captation ñu ne théâtre la comme sax d'accord naa ci parce que théâtre filmé la li tax mu tudd captation moo di télévision moo ñëw sur scène lu mel ni Sorano nga dem fa fii nit ñi toog foofu ngay teg say caméra alors bu artistes yi di jouer la télévision capte les images sur scène moo tax ñu tuddee ko captation. waaw théâtre aussi dañ koy def foofu ci kaw justement théâtre boobu pour mën ko exploiter en fait ci télévision moom lañ tuddee captation day ñëw jël si image yi nga xam ne moom lañ koy présenter parce que lañ fay wane yëpp ay image la yoo xam ne ni boo ko yóbbuwoon ci film mu doon téléfilm boo ko yóbbuwoon ci cinéma ñu tuddee ko cinéma rek acteurs yi bu ñu jouer ils sont plus des comédiens ay acteurs lañu. La différence est que le théâtre répond à des critères purement techniques. Donc, la signification, c'est tout simplement la règle des 3 P. La règle des 3 P. Je l'ai toujours dit. Pensée, parole et plastique. soo leen déggee ñuy wax loolu ma xaw ci fay tuuti rek.
parce que je crois que loolu jar naa ci fay tuuti pour que artistes yi xam lu tax ñuy wax le théâtre répond à des critères purement techniques mu di pensée parole et plastique ma jël rek pensée bi théâtre dafa nekk loo xam ne nii yow mi koy def foog nga am xalaat bu doy te kooku jàng moo koy may nit day am niveau waaye su fekkee ni pensée boobu di ngay lire lu bari bari mën na laa dimbali ndax moo lay mën a may bu fekkee ni jox nañ la pièce de théâtre nga mën koo xam xalaat ko am say technique yooyu jukkee pièce de théâtre bi pour mën a incarner wala exporter bokk wala importer ces personnages yi nekk ci biir la pensée dalay dimbali ci loolu la parole elle est musicale la première note musicale dégg nga ci musique c'est la voix baat da nga koy liggéey ba mu toj du liggéey rek ba mu toj moo ci am solo waaye noo koy liggéeyee loolu moo am solo wax buy génn kàddu boo gis am na gaamam benn ñaar am na musicalité donc c'est important pour que comédien bi mën def musique tuuti pour mu xam lan mooy gaam c'est important pour que bu defee musique dana xam tonalité voix am c'est important aussi mu xam naka lay nuancer un texte parce que tu nuance bi mooy indi li ñuy wax virgule point d'exclamation da la ciy dimbali loolu xam-xam la néewaluñ ko donc la règle des 3P li mu ëmb dafa bari ci loolu plastique mooy le corps parce que ni baat di waxee du junj wax noonu la sa yaram di waxee donc waaw da ngay gis faute bi ñu tàmm di def gis nga portable bi xam nga mi ngi fi mais su ma nee xaaral ma jël portable bi dama def pléonasme li tubaab tuddee répétition waaw lu tax parce que portable bi image la donc su may dem di ko jël mun naa wax ba jël ko te du ma tudd portable bi et ñun lépp lu ñuy def dañ koy wax loolu théâtre répétition la te boo gi seetaat ngeen ko ba tey nit ñi bu génn sax bunt bi ñu ne la xaaral mu tëjji bunt bi wala ñu ne xaaral ma jóg dem wala xaaral ma toog yooyu yëpp da nga koy dégg ñu koy wax ci téléfilm yi or waruñ ko wax nga jëf ko foofu la gën a bëgg nga jëf ko donc soo boolee ñett ñooñu ñëpp mu am une coordination à travers maintenant la règle des 3P yaa ngi soog a nag gimbi ci technique bi mais loolu ba tey doyul parce que ay exercice di nga ko def comme par exemple exercice de diction exercice d'expression corporelle war nga ko def xalaat yi da ngay jàng improvisation dafa ci dimbali donc booy jàng improvisation dama lay jox 4 éléments su ma dee institution looy xalaat institution yooyu jàng nga ko école donc da ngay delluwaat instruction civique nga xam lan mooy institution parce que foofu la ñuy jàngalee ci biir école bi institution d'accord donc tu vois police institution la assemblée nationale institution la palais de la république institution la lu mel ni sénat bi institution la donc yooyu il faut nga xam leen par exemple su ma ko junjee en improvisation ne la institution ba pare jékki-jékki daw nga boole muy ñaari symbole nga da ngay xam lecture bi ma boole ci daw jékki-jékki rek freiné daal di jékki pourquoi tu me regardes allez def loolu rek dagg ko beneen symbole ngoog te waxuma mooy junj doy na borom xel c'est-à-dire da ngay kat yooyu symbole yooyu léegi ñu ne la bind ci pièce foofu la xalaat nekkee nag nga mën xalaat naka ngay dugal institution bi dugal daw yi ba pare dugal daal ni pourquoi tu me regardes comme ça rapidement rek ma jox la ci benn extrait boo xam ne nii léegi laa ko xalaat nii da ngay gis koo xam ne nii mi ngi nekk ci mbedd mi di daw di def sport nit ñi di ko xool ba ci mu ne waaye allez waay je vais faire ma réclamation à la police par exemple dugal naa ñetti ci improvisation fan laa ko jëlee c'est-à-dire ci xalaat bi la day liggéey rôle bi aussi tamit noonu nga koy defee bu ñu la dénkee rôle da ngay xalaat ban personnalité la sur des milliers de personnalités mais nag foog nga étudier le texte pour xam ko d'accord
parce que texte bi mën na lu junj boo xam ne ma nga dem ba Tivaouane looy def doo dem ba Tivaouane nga jël loolu wala mu tudd nit boo xam ne ma nga nekk Thiès doo dem ba Thiès mbooloo moo fa nekk mais kenn la ci biir mbooloo yooyu donc foog nga dem ba sa baram ne ko teg nga mën seppi ko nekk moom gis nga la règle des 3P bu ñu ko toppee dañ koy firi sur beaucoup d'aspects yoo xam ne nii moom dong xaj na ci émission moom laa yàgg di wax alors léegi li ci des je t'ai parlé de la voix la voix wax naa les musicalités par exemple à l'école da ngay gis ñoo xam ne nii ils ont des problèmes de voyelle ils ont des problèmes de consonne yooyu yëpp dañ leen di jox ay exercices yoo xam ne dañ koy liggéey par exemple voyelle yi nga am U waaw léegi ñu jox la benn exercice comme par exemple il est inutile d'utiliser inutilement ces inutilités inutiles car si tu utilises inutilement ces inutilités inutiles tu utiliseras inutilement ces inutilités inutiles nga topp ko nag di ko wax avec un crayon fii embouché nii nga ngaan ko say bëñ nii téenal ko moo tax ñiy def crayon souvent di am di travailler mâchoire yi machine la dañuy ñëpp di tëju loolu tubaab bi buy wax day ubbi gémmiñam mais ñun dafa mel dañuy am paresse on parle avec les lèvres différence culturelle la moo tax suñu wax gaaw ñoom seen wax gaaw na mais lu ñu tàmm la miin la noonu la ñu waxee c'est dans leur gène donc ñun tàmmuñu loolu on est plus lent que mais impression bi ñu leen di jox ñoom dañu mel ni ñu gaaw parce que boo làkkee wolof ci langue yi culturellement ñun dañu mel ni ñu gaaw looloo tax duñu mën a topp ci wolof bi di ñu toppandoo mooy ñun rek bu ñu toppandoo français yi da ngay gis dañu bëgg a gaaw comme ñoom mais du sotti dañ bëgg di ko wax ndànk-ndànk pour nit ki mu mën ko comprendre bu ko comprendre rek il est obligé de dire articule mooy ne machine bi di fonctionner comme il le faut waaw parce que diggante ngaam yi làmmiñ yi moo fa sax donc làmmiñ woowu il faut nga travailler ko ba mu rattax nga xam ne nii buy dal ci mot bi nga bëgg a wax rek ci kàddu bi nga bëgg a génne day set wecc te lu nit sori di nga mën sa corde yi di nga ko liggéey ba nga xam ne nii boo yokkoo rek dañ naan kii xoolal baatam dafa dijj wala baatam daal sa perce voilà yooyu ñoo fi nekk bon li tax na on préfère le groove par exemple baat bu diis yi li tax ñu préféré ko mooy tonalité bi muy am dafay neex a dégg da nga gis benn compteur yi ñoo xam loolu compteur boo xam ne liggéeyuloo sa musicalité baat booy wax nit ñi duñ la mën a déglu parce que neexaay bi harmonie bi ak mélodie bi liggéeyuloo ko ba baat bi neex ni ñu ko daan waxee bu njëkk ci baat wolof dañ naan la nàmmal sa baat léegi nga dem nàmmi ko am na ñoo xam ne dañ naan del naan ay nen di ci boole lem pour sa baat neex parce que cordophone yi lay liggéey mais yooyu yëpp ay ferñeent loo xam ne ni bokk na ci luy kii baat ba ma nekkee Sorano woykat yi li ngeen gisoo ñoom ñoo gën a gaaw a am baat bu dee seen yooxu yooyu ñuy yooxu mais da ngay gis ñu daan ne la da ngay jël takku dute yooyu yu jaune yooyu ne la bu baat bi dee rek da nga koy jël xooj ko ci ndox Evian wala eau de source di ko faral di naan da ngay gis mu rince ko corde vocale yi daal di baax nga xam ne boo bëggee waaw da koy jox doole ba nga xam ne nii baat bu dee bi dafay dañ. Est-ce que les acteurs d'aujourd'hui respectent la règle des 3P? Ah non, je ne pense pas parce que sax d'ailleurs formation bi takk na suuf. waaw waxatuma la respecter la règle des 3P parce que boo respecter la règle des 3P di ngay def ci théâtre yëpp te bëgg ko fokk nga jaar fa fokk ñu gis ko ci yow dans ta façon de t'exprimer wala ñu gis ko ci sa nekkin ci sa jëfin bokk nga fi mu feeñ waaye ñi ma gis daal bon am na yu bari yoo xam ne nii manqué nañ ko pour mesurer un tout petit peu boo waxee ba mu kii rek ku lay seetaan wala di la dégg dañ naan waa kii fu mu teg boppam. Je précise un artiste dëggantaan il faut mu ànd ak
humilité ak générosité. Il ne sert à rien di fi jaay ni star nga. xew waaw jaay ni star nga c'est parce que tu as trop de tard man noonu laa ko gisee. étiquette boobu waaw xamuñu ko ñun star fii boo fi jaayee star da ngay lamb c'est vrai nga bëgg fi doon vedette. tu auras trop de dettes. xam nga lu tax. les vedettes ont trop de dettes. dette boobu du xaalis c'est dans les relations humaines. parce que ils se prennent pour Dieu le Père. continuer rek tàcc lu tuuti rek yaakaar nga ni yaay yàlla. wala doomu yàlla. am na ma yàlla baat ci baat boobu sax loolu dafa bon ci nit jekku ci. moo tax humilité dafa baax teg ci générosité. nga nekk borom xol bu yaatu. véritable artiste noonu lay kii ma ciy profité jàlle Thione Seck loolu la woon. moo tax spirituellement parlant ci nga mën a jaar pour xam kuy Thione. mais boo ci jaarul ci spirituellement rek jàdd nga yoon. te moom du la ko baal. Thione wexaayam yépp mooy baale boobu. bu lay baal da lay baal muy dëgg ci moom bu la dul baal da lay wax dëgg gi. te loolu dama ko sopp ci moom. waaw parce que nag ñaari fi am dëgg ak jub. gis nga la waxoon ci dëgg àndul ak jub di nga sonal sa bopp sa dund. waruñu sàkkal la woy woo xam ne ni du fay ba mukk. am na fi ci jamono yii rek. loo xam ne bëgguma ci jaar. d'accord yal na ma yàlla baal mais sos baaxul. waaw. yàlla ñu ci yàlla musal. waaw tey ci génération bi nouvelle génération bi. man acteur ngay xool xam ne kii nii tey da nga ci gis sa bopp. mu joué rek nga gis ci sa bopp. Khadija non du man maa ci gis sama bopp. waaw mais je loue ses qualités d'acteur en fait de comédien plutôt. exemple nga ma laaj. est-ce que mën nga ma jox benn exemple. bien sûr kooku su ma la joxul exemple yi c'est que man aussi vraiment ku jar a seetaat la. Ibrahima Mbaye Thié. Ibrahima Mbaye. waaw Thié. Thié waaw. ak beneen Ibrahima Mbaye bi kooku moom ñoom ñaar ñëpp def nañ ko jàng nañ seen école ba am seen diplôme. ak ñeneen i artistes yoo xam ne nii ñu ngi fii. comme kan. par exemple ñu ñoo nekkal ànd ak ñoom ku mel ni Alpha Oumar Won ku mel ni Daniel Lopi. waaw ñun ñëpp samay maas lañ samay àndandoo lañu mais Daniel moo ñu mag. waaw Daniel moom moo ñu mag bon Samba Wan mi ngi fi bon ndem si yàlla gi Oumar Seck gaañu na mais il faut lui rendre hommage encore. paix à son âme. waaw paix à son âme vraiment maa ngi koy ñàllal yàlla fa mu tëdd na ko gënal fuuf fi mu jóge moom Thione Seck ak ñi fi jóge ñëpp parce que ku lim juum mbaa nga fàtte donc muy artistes yi fi jóge yëpp Tribord Babor maa ngi leen di ñaanal yàlla fa ñu tëdd yàlla na leen gënal fuuf fa ñu nekk man nag dama di koo xam ne ku doy waar laa ndax xam nga ban heure lay jóg 3h30 du matin dagg samay nelaw couche tôt la mais réveil tôt couche tôt bi réveil tôt bi xam nga lu koy indi bëgg a ñaan waaw bëgg a ñaan waaw amin cey boo xamoon li may ñaan papa looy ñaan jërëjëf Fatiha bu ñu sol lay def Fatiha bu ñu sol waaw loolu bëgg naa nga baaxee ko téléspectateurs yi kooku mu doon beneen xam-xam boo xam ne nii laajuma kenn addiya soo ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in soxlawul teg ihdina foofu lañ koy daggee waaw sol nag boo koy sol turu yàlla yi ngay jël sol ko gannaaw istifaar bi ngay def muy
astafirullah boobu man gis nga li ñuy defee saax yaanti baax yaati noonu lay wérdee 33 33 33 turu yàlla rek tur yàlla laa ci def ba mu fees teg ci 1947 astafirullah damay commencé 47 yi def 900 def 1000 waaw looloo tax may teele yow pour am jot gi wérdu ko ba pare ñaanal ñëpp te bu may door ñaan da ngay signifier sa bopp yàlla ne ko suñu borom yàlla yow mi nga xam ni yaa ñu sàkk yaa ñu moom yaay lépp di fépp di ñëpp man sa jaam bii tudd ni nga ma limee léegi Mouhamadou Diarra ñu gën maa xam ci turu Lamine Ndiaye di doom ci Fat Fall bi ma jur sama baay di Aljuma Diarra jóge Pomoxor waxuma jóge Pomoxor ci ñaan bi de dama lay tegtal fa mu jóge rek parce que dinaa ci dellu si ngir nga xam fu ma soxee ko ci wàllu baay ak ci wàllu ndey sax donc moo ci tegee loolu am na salaatu ala nabi boo xam ne nii benn bi rek ñëpp war nañ koo xam sallallahu ala muhammadin ñetti baat la sallallahu ala muhammadin waaw sallallahu wax ma ala xala waaw muhammadin boo ne ala muhammadin xanaa yow tukulóor nga wala ngay kii nga ala deb wala ala yooyu dañuy wax ala waaw kon yow yaa ngi damm baat bi yàq dem ci tukulóor waaw maanaam da nga mel ni kuy laajte xala dafa ànd ak benn h boo xam ne foog nga aspiré ko waaw h dañ koy aspiré waaw xala muhammadin ñetti baat yooyu dugal na nit àjjuna bu jógee ci àdduna nga def ci 92 mooy signifier turu yonent bi donc loolu daal di kañ nag suñu borom yàlla ci boppam te jógoo ñaan bi de balaa nga koy tëj nga def salaatu ala nabi encore te juróom-ñaari yoon yépp maa ngi ci ñaan bi ubbi nga faatiye bi te jógoo ko boo defee salaatu ala nabi yooyu juróom-ñaari yoon bokkul ak bi ma njëkk wax 92 allahuma salli ala sayyidina muhammadin ril faati limahu uxliqa wal qaati limahu sabaxa naas bilaq wal haadi ila siratika al mustaqim wala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi waaw boobu nga def ko juróom-ñaari yoon waaw soo defee loolu juróom-ñaari yoon léegi nag dellu si xam nga fa nga daggoon faatiya bi ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalliina amin kooku xam nga tëj nga ko soo ko tëjee subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa salaamun ci àddina wa salaamun ci àllaaxira parce que ñaar yooyu moo am boo ko dugalee ci biir nag jeexal ñaan bu tëjul waaw nga boole ko ñëpp donc turu yàlla yooyu rek nga def ko ci bu ci nekk 33 na nga ko sol bu baax a baax ab da nag benn boo xam ni moom du ma ko joxe kooku moom foog ñu jox ma addiya dañ ni turu yàlla yi 100 lañu man chantier bi xam naa ko alors 99 yi nag ma bàyyee ko ñi nga xam ne nii. chantier bi après naa la jël PV nga jox ma ko. waaw mais foog nga joxe addiya. waaw d'accord am na Khadija ay ca. moom père macha allah wax ji am na solo torop. waaw ñu ngi lay ñaanal. gudd fan ak weer. nga bunge ñu ba ci kanam. ndax yow ku mel ni yow macha allah soxla nañ ko ci société bi. soxla nañ ko ci àddina. jërëjëf ndax macha allah yow école nga. dañu war a ñëw di la tarbiyu di ñëw topp sa ginnaaw di jàng
yow li tax nga social macha allah. waa xam nga yi ma jukki yëpp. générosité moo tax. te générosité. waxuma sax dañ ma ci yar. parce que kër gi nga gis nii. mel woon ni en 1920 la ko sama baay jënd mu doon ñaari kër ne. bi mu gaañoo lañ ko séddoo man ak sama jigéen bu ñuy wax bonk jara. macha allah. donc moom wàllu jigéen bi la jël. man ma jël paaru góor bi. moom jël na bosam man jël naa sama bos moo tax tey nga fekk ko nii. mais 1920 la ñu sanc kër gi tabax ko. mun naa la woon photo yoo xam ne nii. boo ko gisaan ci jamono. da nga naan noonu. tey nag moom alhamdulilahi rabbil alamin moom la ñuy njëkk a wax. laata ñuy tudd lu mu mënti doon. macha allah. liggéey rek a am solo. billaay. te yéen nit ñi jàmm. yéwénante. jaa ngeen jëf yéen ñi abonné Banlieue Production bul fàtte cloche bi suuf pour jot notification bu la vidéo bi neexee ba